wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi jéggulu di nuyu waa Sénégal Parcelles Assainies yéenay Sénégal rawatina nag yéen jigéen ñi rawatina yéen jigéen ñi seen cër yàllaa ko màggal. maa ngi nuyu madame le ministre Ndeye Saly Diop Ndeye Saly Diop Dieng jëkkër ja jengeen la di sama mbokku kenn ci sama soxna yi aw buuru këram ñeneen ñëpp dañoo am rek ngant mais ñoom ñëpp a bëggoon a ñëw tey bokk ak yéen seen bés bii suñu bés bii nga xam ne ci weer wi gën ci weer yi yàlla suñ borom tabaraka wa taala baaxe ñu ko yonent Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam baaxe ñu ko Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ak nitu yàlla yépp baaxe ñu ko moo tax bés bi bés bu rëy la honorable Mbathio Niakhasso bu ma waxee ci suñu ministre sa ministre Sénégal madame Ndeye Khady Dieng Diop wala Diop Dieng sa bés bi xam naa ne yàq ñi nga àndal bokk ko gàcce ngaalaam ndax ki président de la république son excellence Macky Sall tànn mu digi liggéey bu rëy ci réew mi mu ne ko jiital ma jigéen ñi famille yi xale yi mag ñi ndaw ñi ak góor ñi yaa jiite lépp donc lépp li sensible ci société bi seen xarit bii fi jóge seen doomu ndey Ndeye Saly Diop Dieng madame le ministre de la femme de l'enfance et de la famille et de toute autre chose utile dans la société moom moo fi toogal président de la république mu bàyyi lépp tey jii waroon nekk ca wetu président Macky Sall mais seen oote tax mu ñaan ko ñëw toog ci seen biir pour sant suñ borom tabaaraka wa taala sant suñuy wayjur ak suñuy sëriñ wante sant leen yéen ñii nga xam ne parrainage bi ñuy wax day wóor na ma ne waxuma kenn ku nekk ci yéen mais la mu parrainé président Macky Sall wóor na ko ne gagné na d'avance les élections législatives yii di ñëw waxkat yi nañuy wax rek ñiy def yi jëf te yéen ci ñuy jëf ngeen bokk ñiy wax bàyyi leen ñuy wax ñiy def yi jëf di jëf te yéen ñii ci jëfkat yi ngeen bokk mais bëre boo cay dem da ngay yóbbu sa ngànnaay yi bu ñu nee ku bëgg a nekk candidat na nga am ay parrain ngeen commencé yéen jigéenu Sénégal ñépp ne parrainage bi moom kenn du ci jigéenu Sénégal gàcce ngaalaam moo tax ñu ngi leen di féliciter encore une fois ci turu président de la république na ngeen xam ne réew mi fi mu toll tey soxlaatul di taxaw wala muy deltu ginnaaw dafa war a jëm kanam Sénégal dafa war a jëm kanam d'abord ci sécurité mais ensuite ci jàmm président Macky Sall xam ngeen ni nitu jàmm la jàmm ci lépp a nekk jàmm moo gën ci àdduna moo gën ci àllaaxira moo tax réew mii nañ ñaan yàlla rek jàmm yàgg fi réew nag ka nekk ca bopp ba bu dee nitu jàmm la dañ koo war a jàppale
président Macky Sall ku jara jàppale la ñun waa Parcelles Assainies xam ngeen ne seen taxawaay démb ak barki démb ba ñu créé parti bii ñu tuddee APR Yaakaar yéen ay gox bi njëkk a wax vive président Macky Sall fii ci Ndakaaru seen taxawaay def ma sigil xam ngeen ne yooyee élection 2012 dañ ko def rek mu ne ma créé naa ñaar fukki ministère ak juróom tànnal bu la neex nga jël ci turu Parcelles Assainies 25 ministères ñu waxtaan mu ne ma ministère de l'intérieur ministère des affaires étrangères ministère des forces armées man maa tànn la ma neex mu jox ma ko méngoo ak loolu gën ci moom nee na te loolu bu ma ko amee yéen Parcelles Assainies yéen a tax moo tax dama leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay ak man fi ñu taxaw président Macky Sall xam ngeen ne moos congrès d'investiture président Macky Sall fii lañ ko defee ma jiite ko fii ci plage bi yéen waa Parcelles Assainies Dakar c'est bien mais Parcelles Assainies c'est encore mieux ah léegi du ne ñun rek président Macky Sall tànn kenn ci waa Dakar muy le ministre Amadou Ba ne ko demal nga renforcer ma Parcelles Assainies mu ñëw ñu joxante ay loxo ma ne ko lu mu néew néew maa la féete kaw maa la mag ah man président Macky Sall képp ku ko bëgg rek bëgg naa ku ko bëgg a jàppale rek man ngay jàppale comme noonu la jox naa la nga jiite incha allahu rabbi parti bi danañ la jàppale danañ ànd ak yow ñu jàppale président Macky Sall moo tax suñu diggante ak Amadou Ba du ay diggante ay politiciens ñuy xëccoo ay politiciens la ñu ànd joxante ay loxo pour président Macky Sall am ndam xam ngeen politique li ci gën a bari xëccoo xiiroo ak ŋaayoo mais fii Parcelles Assainies yàlla def na ñun de dañu ànd pour jàppale président Macky Sall moo tax yéen jigéen ñi nii ngeen def baax na rafet na continuer leen ci joxante leen loxo te xam ne kenn ku ci ne sa waxtu bu ñëwee kenn mënu ci dara yal na leen yàlla may rek kenn ku ne politique Macky Sall amul sénégalais bu mën a wax ne gisul boppam ci politique président Macky Sall même ñi koy critiquer ñu ngi jëfandikoo loo xam ne président Macky Sall moo ko defar pour sénégalais yi ku ci critiquer yi bu ngoon jotee wala boo gestoo sa gannaaw da nga jëfandikoo loo xam ne président Macky Sall moo ko fi def ci politique loolu war naa tax képp koo xamante ne kii ñu ngi jéem a këf sa xel pour wax loo xamante ne ci président Macky Sall naka su dul noonu la nga taxawaat xoolaat xam ne àdduna moom c'est vrai bëgg-bëgg fii lañ ko fekk wante dëgg aussi fii lañ ko fekk te dara jaruta yàkkamti ci àdduna élection yi di ñëw nag niroowut ak élection mairie pour gox-goxaan la élection député ak élection président de la république élection la pour réew mi élection la pour Afrique élection la pour àdduna moom lay wax toujours ne élection la pour suñu ëllëg tubaab di ko wax élection pour notre destin commun le destin du Sénégal
mu ngi taxaw d'abord ci naka la ñuy def ba am jàmm ñi nekk Sénégal am jàmm réew mi jóg taxaw pour def responsabilité pour cër bu war ci gox-goxaan yi ña nekk ca bopp ba jéem ko defar ba ñu arrivé foo xam ne Sénégal fu ñu lim am réew rek danañ ko limaale ca ña nga xam ne ñu ngi taxaw pour réew mi dem kanam ci njub ak jubale wante président Macky Sall liggéeyam li mu foor xol yi moom doomu aadama lii tax mu nekk doomu aadama mooy fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee ngërëmus boromam ba mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom xol bu rafet nga innaka la ala xuluqin azim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nit ñi kenn ku nekk ci ñun war ngaa xool sa bopp xool say njaboot xool liñ fi fekk démb ak barki démb muy jom d'abord jom kersa ak njàmbarte boole ci diine bi ñëw gën koo coloré kenn ku nekk ci ñun dafa war nga xool sa bopp xool say njaboot xam ne responsable nga te responsabilité kenn du ko fooye njaboot ñoom ñooy yore réew mi ëllëg fiñ ko fekk tey dañuy ñaan yàlla mu gën di yokku ba ñoom seen coono gën a wàññee wante loolu ca kër ga lay commencer d'abord ñu yëgal leen doomu aadama mooy lan mooy kan doomu aadama mooy lan mooy kan dafa war a am respect ci morom suñ borom tabaraka wa taala ci alquranu karim suratu baqara ba mu waxee doomu aadama gëm gi mu war a gëm boromam topp ci nga topp sa ñaari waajur mu ne noo leen di tofe mu ne topp leen tofin bu rafet waxul ne rek topp say waajur bu waxoon ne nañ jaamu yàlla jaamu gu rafet ñay dem àjjana du bari mais suñuy waajur kenn ku ci ne daf la wax ne na nga ko topp tofin bu rafet looloo tax suñ borom tabaraka wa taala ban ñaar yooyu passé mu ne kenn ku ne na ngay wax ci sa làmmiñ wax bu rafet bu teggi ne jëmale ko ci say bokk ak say morom moo tax jikko yi ñu ngi leen di tàggate ca kër ga d'abord c'est vrai Parcelles Assainies Sénégal yépp a fi daje nga xam ne kenn ku ne ak sa jikko ak sa yar ak sa ngëm wante yàllaa ngi ñuy dimbale Parcelles Assainies tey jour bu nekk rek ñu ngi sant yàlla ci pas en avance bi ñuy def ndax jeune Parcelles Assainies nee nañu ma équipe basket Parcelles Assainies jàll na niveau 1 ba war a dem tey Saint-Louis wala suba pour dem jouer fa basket. Ça veut dire que Sénégal tey gagné nañu Coupe d'Afrique de football gagné nañu plusieurs fois Coupe d'Afrique de basketball. Parcelles Assainies jóg na tey taxaw pour bokk ci équipe yi nga xam ne première division lañu ci Sénégal loolu mooy jikko yi taxawaay yi jom yi mu ngi monter ba wane ne Parcelles Assainies gàcce ngaayam moo tax yéen jigéen ñii nga xam ne yéen a ñu meññ kenn ku ne di góor di jigéen di mag ak ndaw loo leen ootee dañ faa war a taxaw moo tax ma dellu si pour wax Ajaratu Mbathio yow sama diggante ak yow sa wayjur bu góor gannaaw yàlla ak bu jigéen ñoo la tey teg leen ci sama loxo ak say frère ca jom ja ca engagement ba jàmbaar jaboon sa papa yal na yàlla yokk leeram taxawaayam ci patriotisme am fii ci Sénégal à mes côtés moo tax loo amul rek dama ko amul loo amul rek dama ko amul man kuy sàmm kóllëre laa comme président Macky Sall yaag Aline Badara Diouf ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi fi
ku ci amul dara rek dama ko amagul wala sama kattan moo fa eggagul ba ma yoree ministère de l'intérieur kenn ku ne ci ñi am comité jàppale président Macky Sall fii Parcelles Assainies chaque mois dama la daan jox salaire chaque mois dama daan dagg salaire teg sa loxo parce que bi ngeen taxawal président Macky Sall fii ci Parcelles ak ci Ndakaaru kenn jiitewutoon Parcelles Assainies looloo tax loolu mënuma ko fàtte mukk te fii kenn képp ku fi taxaw rek dama laa amal ngërëm muy góor muy jigéen kenn ku ne sa waxtu bu ñëwee rek li yàlla def ci sa kanam dañ ko jot yal na gën wante nag li tax kenn ku nekk ci ñun war a sant yàlla moo di ne président Macky Sall ay la yéwén li mu mën day sénégalais bu ne boo xoolee sa bopp tey xool Sénégal xam nga ne sant nga yàlla sant li nga gëm ne président Macky Sall mat na président de la République côté boo jël rek xëy tey jii Sénégal def na avancement booba xam ne depuis 1960 amuñu ko mais kooku ku jar a jàppale la mais du rek li nga war a amal sa bopp mais li nga xam ne Sénégal ñépp a ko bokk te muy njëriñ mais kooku ki koy defar ku jar a jàppale la président Macky Sall ku jar a jàppale la muy suñu kër diine yi nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñu am yaakaar àdduna ak alaaxira kër diine bu ci ne jéem na taxaw def loo xam ne pour respecter d'abord population ya fay daje dafa ne comme kër diine bu ci ne am na sénégalais yoo xam ne lii la ñu gëm war naa leen jàppale ba ku fa dem nga gis sa bopp ne réew mi day président bàyyiwul sama côté diine mais loolu lu jara sóoraale la mu teg ci nag développement national anam bu ne rek fekk na gerte amatul dara amatul fekk na aéroport Air Sénégal dara amatul fekk na Dakar Dem Dikk dara amatul tout était arrêté le président de la République son excellence Macky Sall jël jumtuwaay yi nga xam ne mooy tax ñu jàpp ne am réew développé na xam nga suñu tali yi suñu aéroport suñu Ila Touba loo ci xool rek nga méngale ko ak li xew bitim réew waxaguma ci terre bi ak lu ni mel ah xam nga ne président Macky Sall ñun ñëpp suñu président la loolu la ñu bëgg ci njiit te xam ngeen ne liñ koy wax ci réseaux sociaux yi manque respect ak lépp mu ne ma mbay loolu mooy prix bi ma war a fay ci yàlla jox ma ma jiite Sénégal yëpp allahu akbar quelle histoire moo tax ku ci nekk njiit itam na nga xam ne mbaaco ko ñaxasoo à commencer par yow nit ni buñ la jëlee jiital la na nga am xol bu mat nga mën a dékku li nga xamante ne ñi ala kuli alin mooy prix liñ la jiital bàyyi seen bopp muy yow muy man muy Aline Badara ku ci njiit rek na nga xam ne gënoo nit ñi doomu aadama moo mel noonu bu ko defee nag ngay muñ di moytu en tout cas seen bésu tey bii comme démb ak barki démb rek fii ngeen tollu tey bu soobee yàlla ëllëg ca kanam ngeen di jëm parce que nekkewu leen fii di jaay mën-mën di jaay jongama mais jikko ju rafet ngeen di jaay ba nit ñi topp leen di leen wotel élection locale kenn ku ne ci biir kër gi ku ne danga am loo gëmoon kenn ku ne di taaw ci kër gi ne man bu ma jiitoo man di may def keneen mënu koo def looloo taxoon njaboot gi xaajaloo kenn ku ne demal boppam wante boo jëlee ñun ñëpp nga dajale nga xam ne tey nga dugal ci bopp yi ne lii ne di ñëw du élection locale du élection mairie
mais élection député la te ku amul majorité président Macky Sall liggéey bii muy def dafay arrêté liggéeyu président Macky Sall bi ëpp naa arrêté dañ ko war a suuxat mu jëm kanam kenn du ko téye ndax yàlla bu nee waaw rek waaw la suñ borom tabaaraka wa taala bu nee waaw la rek waaw la moo tax nañ sant yàlla wante terewul nañ joxante loxo nekk benn pour que élection yi di ñëw lu mu laaj rek ñu jox ko parce que seytaane baaxul dafa wéranteeg boromam seytaane dafa wéranteeg suñu borom tabaaraka wa taala wante suñ borom ne ko waa bàyyi naa la nga dem de ak ku la gëm wante ba mu des ñii nga xam ne man dañ maa gëm waaw ne demal rek ak ku la gëm topp la wante ñii nga xam ne samay nit lañu jamais duñu ànd ak yow suñ borom tabaaraka wa taala loolu la wax ay iblis wallahi laysa lak wallahi moom la ko wax alquranu karim ina ibadi laysa laka yal nañ yàlla boole ci ibadallah muxlisin suñ borom tabaraka wa taala ku mu yëkkati nguur teg ci sa loxo moo la koy sàmmal quli allahumma malik mulk tutil mulk man tashaaw moo ko teg ci loxo président Macky Sall moo ko koy sàmmal ak ñépp ñu ànd ak moom ak sénégalais yi moo tax gàcce ngaalaama ndam rek ngeen di am xam naa ne sama doom baay soose maa ngi lay ziyaare xam naa ne maa ngi tibb as tuut rek pour que nga xam ne li ngeen di jàngale ci télé yi ci rajo yi résultat yaa ngi feeñ sénégalais suñ borom tabaraka wa taala moo njëkk a wax Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam iqra surat 96 iqra jàngal Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam doomu aadama dafa war a jàng moomu ci kenn ku nekk ci ñun daf laa war sa njaboot moo tax jàng kenn ku ne la war boo jàngee nag moo lay yiir aar la seytaane du mën mukk këf sa xel du ko mën ndax yàlla moo ko waxal boppam ina ibadi laysa laka samay nit yay dara nga ci mënul yow iblis yal nañu yàlla boole ci ibadallah mais bu mu fa yem na ci boole ibadallah muxlisin yal nañ ci yàlla boole ñooñu nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala moo leen tànnal boppam yal nañ ci yàlla boole ci nag Sénégal yëpp Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul ba mu demee def liggéeyam ba ñëw dafa wax suñu borom tabaraka wa taala ne ko na nga gërëm doomu aadama yi yëpp moo tax dañu dalal suñuy xel xam ne yàlla way muñkat yi la àndal ñiy saagaaka xaste nañu muñ rek xam ne yàlla danañu may ndam dama bëggoon rek félicité nag jigéenu Parcelles Assainies yi Mbathio Niakhasso tu n'es pas seul tu es avec toutes les femmes des Parcelles Assainies ici présentes. Bonjour monsieur le maire di leen félicité ci turu président Macky Sall seen taxawaay dana gën a fës dana rendre compte également le ministre Amadou Ba wax ko ne taxawaay bi jigéen ñi taxaw Parcelles Assainies war naa gën a dalal xelam ndax moom la président tànn muy le coordonnateur pour mbiru parrainage Parcelles région de Dakar mais fii la Parcelles Assainies la dëkk donc kooku ko jara jàppale la d'abord parce que Parcelles Assainies la dëkk mais ensuite parce que Dakar la dëkk ñu tànn ko ci suñ biir adduna ñaari nit fu ñu ànd kenn dana jiitu nañu jàppalante rek yéen waa Benno Bokk Yaakaar
seen taxawaay ci ànd ak président Macky Sall rafetlu nañ ko ak ku ci ne mën a nekk rek ci parti yi composé Benno Bokk Yaakaar waxuma sax Benno Bokk Yaakaar kese wante képp ku bokk ci majorité présidentielle élargie nekk Parcelles Assainies nekk Sénégal président Macky Sall mu ngi lay gërëm di la sant mu ngi lay gërëm di la sant di la wax nañu gën a góorgóorlu joxante ay loxo nekk benn te xam ne Sénégal bi ñuy liggéeyal jar na ko Sénégal jar na nekk ci naaj bi ñu di la sànni xeer wante ala kulli alin victoire incha allah da ngeen ko am moo tax taxawaay bi président Macky Sall taxaw reconnaître le droit de chacun et de chacune surtout des forces de sécurité nationales le président de la République Macky Sall nga xam ne moom la yàlla def constitutionnellement mu jiite lépp di nommer à tous les emplois civils et militaires xam na kenn ku nekk ci Sénégal sa àq ak sa yelleef ba tax na Sénégal bu amee jàmm war nañu jox respect ñii nga xam ne guddi ak bëccëg ñu ngi taxaw pour suñu sécurité ak suñu sécurité suñuy koom-koom muy les forces de défense et de sécurité ku ne amal na leen respect ak considération ku ne ci ñun amal na leen respect ak considération wante gàcce ngaalama le président Macky Sall balaa ngay ne na am ne fa la ceinture de feu qui entoure le Sénégal yàlla iir na Sénégal depuis démb ci Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul ci El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ci Cheikh na Cheikh Saad Abdou Chérif ci Cheikh Abdou Khadre Zeylane Chérif ci Cheikh Abdou Khadre Zeylane Chérif ak kullu anbiya suñ borom tabaraka wa taala moom moo yiir Sénégal aar ko wante may ñu itam président boo xam ne poyewul Sénégal ku ko jiite da ngaa war a taxawaayu ku bëgg am réewam da ngay bëgg mu nekk ci jàmm te lii ñuy def ñii yëpp c'est parce que jàmm dafa am Sénégal moo tax am na gox-goxaan yoo xam ne la fa nekk tey yal na yem foofee te yal na fas yi sax jeex Sénégal ku ne président Macky Sall dafa am ak yow jàmm ci yàlla defal ko ndam ngir ajaratu Mbacco xam ngeen ni nitu kóllëre la maay conférence am loolu la yàlla dogal mu bëggal ma nag boppam moo tax dama ne su ma toogoon ba mu jeex yëkkatiw ma kàddu su ma woowee déwén ma toogaat yëkkatiw ma kàddu su ma woowee ma ñëw parce que teraanga moo yem rek yow laa tànn bu la doyul nekkatoo nit te ñi fi ñëw ñëpp ay kilifa la Seydi Hadji Malick dafa wax ne inna rasula bi qadri mursili ihtakimi Seydi Hadji Malick dafa ne ndawlu ne daraje ku ko yónni laam kon bu fi madame Ndeye Saly Dieng ñëwee ngir jëmmam kooku état la fi toogal kon foog ñu jox ko cëram mënul ñàkk beneen bi mooy moom bu sànnee kàddu ba pare sunu kilifa nekk fii di la maire Mbaye Ndiaye monsieur ministre d'État nga xam ne fonction bu ne toogal na ko waaye ku bëgg alxuraan la moom Mbaye Ndiaye mii yàlla rek moo tax may wax kon ci expérience bi mu am ak cër ba muy ñëw dafa ñëw ba ci man ñëw nuyu si ma te mën na maa jur de man maa waroon jug dem nuyu ko waaye moom moo ñëw ba ci man ne ma sëñ Socé maa ngi lay ziar respect fa la yëpp kon buy joxal ay kàddu yoo xam ne da leen ci orienté génnul tem kooku du problème conférence bi tardé wul te beneen bi it mooy député Alioune Badara Diouf bii ñu ngi koy nuyu di ko jox cëram
yonent bi moo ne dafa ne wa anzilu naasa manaziluhum dafa ne nit ku nekk nan ko jox daraja ak cër bi ko yàlla jox. yàlla na ko yàlla gën a kattanal. Mamadou Wan maa ngi koy nuyu sama xarit di nuyu papa xuma bu baax bële di sang di taalibe Cheikh Ahmadou Bamba waaye nekk ku nite sa man damay remarquer nit li mbooloo mi di bëri qualité dama koy naw ci nit ndax daaw dama gis ni mu intervenir ren ma gis nu mu dugalee monsieur le ministre bi waaye gis nga fee mu toog mu ngi ne fa tekk rek ànd ak dal te yonent bi nee na al adabu afdalu min kulli shay'in. thème bi nag mooy dawrul mar'ati fil mujtama. Baara xam naa da ngay déplacé ne rek tuuti. nag kan binta wa bin muy Amina lan la ko teralee mu ne Seyyiduna Muhammad ma ne teraangaa ngi yem ci maa ëmb Seyduna Muhammad doy na. loolu doy na àdduna ak alaaxira maa ëmb Seyduna Muhammad bàyyi ne hëni an la maa ngi ndokkeel sunu maam Amina bi zaakal wisaali te jot bi mu jot nag ci Seyduna Muhammad. moo tax bàyyi basak baara maam mi danooy Cheikh Mbacke parce que fii ñëpp a fi toog murit ak tiijaan ak xaadar ñëpp a fi toog Serigne Touba ne falaa taqisu ibnu Abdallah bil fudala. innal kawaakiba yuxfi a waaye ñu may di jël kooku doy na exemple ci jigéen ñi. moo tax li leen yàlla defal mbàcco defalu ko kenn moo tax jigéen bu xamee valeur am moo tax ñi bëgg a yàq société yépp ci jigéen la ñuy jaar parce que jigéen boo ko yàqee rek yàq nga société bi. coow li bëri na de waaw Seyda nee na ñun la ni man la ni déglu waaw ma ne jigéen su xamee valeur am société day avancé moo tax yàlla ne yaa nisa annabi lastunna ka ahadin min annisa in ittaqaytunna fala taxda'na bilqawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula. bu ko yàlla di wax jigéenu yonent bi taxul muy wax waaye ñëpp la concerné société bi ñëpp la concerné. yàlla def ne yéen jigéenu jullit ñi donte waa kër yonent bi la doon wax mais ñoo dugalaale ñëpp kàbbu. maa ngi nuyu kàbbu Jóob bii xam ngeen Pape Khalifa Badiane bu Serigne Babacar Sy nga xam ne Serigne Babacar Sy moo ko yaral boppam yéen xam ngeen ko bëri na ku dem ci réew du Sidna Cheikh Baye Khalifa la fa yóbbu kii moo doon bras droit am année bu may ñëw moom la yàndal yéroo nag ci ëttu waliyu waaye yàlla defal ko yar nag kon ñu di leen wax ni fii ñi fi toog ñëpp ay homme de valeur lan ak femme de valeur rek ñoo fi ne. Abdou Guèye maa ngi lay nuyu bu baax ndax ba ma ñëwee ba toog mooy problème am yëpp mooy nan laay fexe man ba jot micro bi bu ñëwee rek déy ma ko ma ne ko programme bii ne kilifa yi fi dajee bëri waaw programme yoo xam ne kilifa yi dañ faa daje. kooku boo ca amee une minute santee ko yàlla parce que fu ministre yi ñëw ak député yi kilifa ya nekk ci administration yépp ñëw teew ñu bëgg lijjanti mbir mi ci 2 heures de temps kenn ku ne loo ca am na la doy rek waaye nit ku xam programme la dama koy wax moom mii tabaarakallaahu ak ki yoroon kii bi di Modou Mbaye mii ak Pape Malick tabaarakallaahu yàlla na yàlla gën a guddal seen fan ak sama xarit